jëm ci mbirum ndox ak tamit mbirum assainissement jëm ci mbirum hygiène ak tamit wàllu inondation yi dafa nekk li nga xamante ni sénégalais yi daal dañ koy faral di jànkonteel mu doon ay jafe-jafe waaye nag li ni mel dañoo seetlu ni xam-xam bi nga xamante ni taskatu xibaar war nañ ko ji mën a am ngir fexe tamit askan bi mën ko comprendre daal lu ñu gis ni daal dafa des moo tax ak waxtaan bu yaatu sax la ñu ubbi tamit seq ko ngir fexe gën a tàggat taskatu xibaar yi ñu gën a am xam-xam ak tamit jumtukaay yi nga xamante ni da leen gën a permettre daal ñu am ay information jëm ci nan la ñuy def ba xeex li nga xamante ni moo di mbirum inondation ak lépp jëm ci mbirum ndox ak tamit li mbirum assainissement waxtaan bi nag dina tax lii di journaliste yi daal gën a comprendre ak tamit am information yi nga xamante ni war na lépp jëm ci mbirum assainissement bi nga xamante ni bés bu yàlla sax ak askan daal da koy soxla ndaxte dañoo seetlu jamono yi mbirum inondation ak tamit lépp jëm ci mbirum assainissement dafa nekk li nga xamante ni dafa soxla askan bi mbirum inondation nañu seetlu daal Sénégal da koy gën a di dund da koy gën a daal di am moo tax tamit di taskatu xibaar yi am nañ ci rôle bu am solo buñ ci war a mën a defee bu ko defee li nga xamante moo di mbirum inondation ak mbirum ndox ak lépp jëm ci mbirum assainissement mu nekk li nga xamante ni daal daañ ko saafaral une fois pour toutes ci fii ci Sénégal. waaw lii dinañ ci def dara parce que inondation moom dañoo bëgg ñun cadre bi taxaw ni dootuñu ci waxati rek ay période inondation maanaam août septembre octobre rek ñu ciy wax inondation ñun dañoo bëgg di ci waxtaan di ci joxe xalaat. waaw di ci taxaw tamit lu doxut ñu dem saytu ko wala ne lii de yéen waroon ngeen ko def nu mel déjà rek benn député yi defoon nañ ko dem saytu li nga xam ni mooy lu dox ak lu doxut ba ñu jébbal ko ki nga xam ne moo di njiitu réew mi loolu sax dinañ servir de référence ñu xool li nga xam ne war nañ koo def si lu ñu def ñu ne ay ca lu ñu deful nag ñu pousser leen ci à travers tamit suñu liggéey ak suñu war a mën a def yëpp pour tamit loolee ñu mën see jël ay dogal ngir rek bien-être askan bi. président demee foofu la jëkk joxe directive comme quoi ne nañu démarrer waat la phase 2 du projet et loolu ADM mi ngi ciy def liggéey bu mat sëkk boobu ba léegi en rapport avec le ministère de l'eau et de l'assainissement et je pense que ni du am nañu yéene def lépp lu ñu mën ba jafe-jafe yi nga xam ne moo fa amoon bañ faa am en titre conservatoire en attendant ñuy àgg ci solution définitive yi parce que nag liggéeyu inondation dëgg la at déjà ñu ngi ci inondation parce que janvier dugg na ça veut dire que donc mënuñu wax ne daañu pare avant nawet bi ñëw mais xam nañu ne état bi jël na mesure yi mu war a jël pour que mu nga xam ne du metti na mu méttee woon daaw et que ñu àggale liggéey bi ba ni ñu ko liggéeyee tey ci beneen partie Kër Massar bi maanaam partie Kër Massar bassin versant Mbëbës tey ku dem foofu di nga gis jumtukaay yu mag yi fa état def ku dem Curuur di nga gis jumtukaay yu mag yi fa état def ku dem Waxinaan ku dem Médina Gazon Médina Gounass yooyu ñu def ci dëkk yooyu lañ am yéene indi ko Kër Massar ak feneen fu mel ne Kër Massar ci Sénégal. ñu xam aussi que depuis que le problème des pluies est revenu au Sénégal entre 1999 et 2000 où cycle pluviométrique dafa ko commencé maat il y a eu énormément de problèmes et il y a eu plusieurs plans mais en 2012 am nañu ce qu'on appelle le plan décennal de lutte contre les inondations et dans sa phase urgente en 2013 may nañu ñu mën a régler problème yu bari parce que boo xoolee ci route nationale bi da daan dagg ba benn oto mënu fa jaar Maris boo demee fii Maris ñaari lag yi da daan déborder ba dugg ci kër yi boo demee Ouest Foire fii vraiment am na fa ay dégâts yu bari boo leen xoolee sax am na population yu bari yu ñu déplacé woon ba indi leen au niveau maintenant de la foire mais depuis que plan boobu ñu def ko ñu mettre ko en œuvre en 2013 ci sa phase urgente en 2014 2016 ci phase moyen terme bi ak 2017 2018 ci phase court terme bi am na évolution yu bari yoo xam ne am na fi parce que infrastructure yi xam ne def nañ ko moo ñu permettre ñu xam ne am na zone yu bari yoo xam ne léegi boo fa jàll léegi dootoo fa dégg problème naam des na mais au moins loolu ma ñu def permettre ñu vraiment ñu mun a maîtriser taw bi maintenant ci yenn zones yi maintenant l'autre information mooy la bonne information que les populations yi ñoom la ñu war a yor ak xam naka la ñu war a utiliser ouvrage yooyu te loolu je pense que y a pas mieux que vous les journalistes maintenant pour joxe cette information là. mbirum assainissement solo gi mu am tax na si nga xamante ne moo di service yu nekk fële sa ministère de l'eau de l'assainissement daal ñoom tamit dégâts profité nañ ci daal ngir wax seen politique ak tamit jumtukaay yi nga xamante ne ñu ngi koy def tamit ngir fexe saafara lépp jëm ci mbirum inondation ñoom sax pëtaxlu nañu tamit ci boobule ndaje tamit ngir dégager seen programme ak tamit li nga xamante ne moo di seen ay jëf yu ñu def ngir tamit Sénégal mën a tamit mucc ci ay jafe-jafe yu ñu nemmeeku jamono yëpp jëm ci mbirum mbënd mi ak tamit mbirum assainissement moo tax tamit daje boobu dina permettre daal mbirum assainissement ak mbirum inondation gën a jëm kanam fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo si ñi nga xamante ni ñoo fa teewal direction de l'assainissement. mooy gis nañ ni ak changement climatique bi ak phénomène yi ci am yëpp bon ñoo ngi koy dudd bis bu ne
te gis nañ ni loolu tamit ñun tamit war nañ ci jouer suñu rôle en tant que journaliste gis nañ ni tamit ñii ŋànk maanaam mbir mi tey ko war koo doxal ñoo ngi adapté wu peut-être si mbir mi ci phénomène boobu waaye tamit léeg-léeg day descendi gis nañu tamit ñun suñu taxawaay en tant que si lañ toogee xalaat bu baax ne tamit di gis tamit suñu yenn rakk ak tamit ñun ñi sax suñu biir ni li nga xam ne mooy lii nguur gi yor wala ñii ñu ko yëkkati war ko jëmale si askan bi war nañ ko gën a xoolaat saytu ko tamit ñu am une bonne information des fois dafay métti sax léeg-léeg pour nga am une bonne information donc bu jógee ci ñoom moo tax tamit ñu créer cadre bi pour que ñoom tamit ñuy xibaar de façon responsable si seen rôle ak seen responsabilité ci nga xam ni moom lañ leen dénk moo jëm ci wàllu hygiène bi ndaxte moo jëm tamit ci wàllu lii di eau et assainissement mooy question wës yëpp ndaxte gis nañ ni jamono ji jafe-jafe la ci wàllu mbedd yi nu mu salté jafe-jafe la tamit ci maam sax su nekkee ñoo ngi ciy dafay effort jafe-jafe la tamit ci wàllu gestion inondation te jaaduwul tamit ñuy wax inondation rek en période hivernale nga gis rajo yeeg ñun ñëpp ñu taxaw ci focaliser aussi mais ñun dafa war a nekk loo xam tamit dañ ko war di wax tout le temps di ci tamit gëstu di ci def ay liggéey bu am mucc ayib pour que nag ñi nga xam ne ñooy décideurs yi ñuy gaaw ci décision ñuy jël pour rek li nga xam ne moo jëm ci fànn woowu ñu mën koo respecter pour rek li nga xam tamit moo di bien-être population bi ñu mën koo gën a mën a taxawal. Mamadou Alpha Sidibé jiite ko ak ci turu ministre de l'eau et de l'assainissement ñun ñëpp mënoon Alpha dana fi teew ñu am mbégte di teew di partager ak yéen li nga xam ne moom la ministère bi tënk ci wàllu xeex mbënd. ndax ministère bi bu leen direction bi nga xam ne ñun Alpha Sidibé moo ko jiite dafa nekkoon fu ñuy wax ci ministère de l'urbanisme mais ci gis-gisu président mu jàpp ne wàllu ndox dañu war a boole lépp képp kuy yëngutu ci ndox pour ñu mën leen a boole benn kuréel nga xam ne ñooy bokk di xàccandoo di dóorandoo pour ñu mën a am njariñ loolu moo ñu jëlee urbanisme indi ñu ci ministère de l'eau et de l'assainissement suñu kilifa jox ñu ci ay dogal ak ay matuwaay yu am solo matuwaay boobu bi ci jëkk mooy bi nga xam ne taxawal na ko ak bailleur de fonds yi muy ce qu'on appelle le projet de gestion intégrée des inondations ndax ci ndigalu kilifa gi projet boobu bu ñu ko defaree pare dañu gis ne 2005 ba léegi état mi ngi def lu baree bari mais ba léegi dafa des la des nag dafa fekk li ñuy wax ne connaissance du risque moo des maanaam xamaguñu bu baax a baax jafe-jafe bi fu mu nekk loolu moo tax ñu dugal ci lu ñuy wax cartographie réew mi yëpp la ñuy cartographier mais bu ñu cartographier réew mi yëpp ba pare am nañ ci ay dëkk yi nga xam ne ñun du ñun ñoo koy wax parce que am tey mënoon naa tëbale ne dëkk bii ci la bokk mais dañu bëgg xam-xam boobu ñuy teg ñuy wax ko modèle numérique de terrain mu ne ñu Sénégal fukki dëkk la ak ñeent mais juróom-benni dëkk yi ñoo gën a sonn ci wàllu inondation su boobaa ñu ne kon comme juróom-benni dëkk yi ñoo gën a sonn ci inondation gëstuwaatal ñu bu baax a baax ñu xam ndox yi fan lay jóge fan la jëm lu tax mu am problème est-ce que ndoxu suuf la est-ce que ndoxu taw la est-ce que ndoxu dex la est-ce que bu ñu paree ci loolu pare nag ñu daal ci tëgg ak lu ñuy wax wàllu yéene communication boobu dafay permettre préfet bi nekk ci dëkk boobu maire bi nekk ci dëkk boobu xam ni fii du dëkkuwaay ndax nab place nab la walla boog ndox mi bu dawee fële fii lay jëm ci buñ ko xamee noonu ba pare kenn du fa def ay dëkkuwaay parce que li ñu amal solo mooy fa ñu jëm ëllëg ba nga xamee ne kenn du dëkk ci dëkkuwaayu ndox ci préfet bi ak maire bi jógee foofu daañu fexe mu am communication de masse maanaam waa dëkk ba seen bopp xam ne fii te loolu ñun ñu ngi koy dund tey am na fi nga xam ne boo demee dañ naan la fii ay dex la woon fii ay déeg la woon loolu nag la ñu bëgg aujourd'hui mettre cette communication là à la portée des populations nga xam ne ci sa portable mën nga toog xam ne ndeketi fii dex la woon en 1947 su boobaa xëy na yow doo fa bëggoon di jënd kër doo fa jënd kër donc loolu la ñuy wax communication de masse et loolu dañ leen ci ñaax di leen ci sant parce que ñun ak yéen ñoo koy ànd def bu soobee bi gannaaw connaissance du risque boobu ñu ngi ànd ak suñu ay yeneen nattangoo muy ANACIM muy ONAS muy DGPRE pour que kenn ku nekk ñu jox la ay jumtuwaay yu mat sëkk ba nga xam ne comme ONAS ni ko si Pedre waxee léegi boo toogee fii Dakar nga xam la xew Kër Niang à Touba wala nga xew nga xam la xew à Kaffrine
vraiment loolu yaakaar nañ ne jumtuwaay la bu leen permettre ñu mën a def seen liggéey ci nu mu rafetee. taskatu xibaar yi tamit kenn demul mu des ndaxte ñoom tamit daje bi buñ si jógee daañu ci am xam-xam am tamit information am tamit li nga xamante ne moo di jumtukaay yi war ngir ñu gën a mën a comprendre li nga xamante ni moo jëm ci mbirum inondation ak tamit ci mbirum ndox meeg rawatina wàllu ko assainissement moo tax tamit daje boobu tamit daje bu am solo la ndax tamit dina tax li nga xamante ne moo di askan bi information ak tamit xibaar yi nga xamante ne war nañu ko mën a am par rapport ak politique bi nga xam ne état bi mi ngi koy dégager jëm ci fànn boobu mu gën a mën a ñoŋ. dañu gis émission yi daanaka suñu télé yi suñu médias yi bon on ne fait pas de jugement nag sérieusement te moomuñu rajo yi moomuñu télé yi ay employés lañ si waaye ñun suñu cadre bi dina taxaw gis kilifa yi waxtaan leen ne leen ñun dañoo war a am ay desk jëm ci fànn woowu ndaxte lu ñuy dund bis bu ne c'est vrai que ñoo ngi traité la question mais ñu gën ko approfondir gannaaw nag ba ñu tàggatee ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi ci bokk tàggat leen ci question yooyu maanaam la mooy hygiène xam nga la mooy hygiène bi tamit lan lay si lan la jëm la mooy tamit li nga xam ne moo di eau assainissement yooyu yëpp ñoom bu ñu ko maîtriser dinañ mën a taxaw di ci def ay waxtaan jëmale ko ci askan mi ndaxte tamit li ñuy wax ci wàllu développement durable foofu la war a jógee te ñun tamit war nañ see jouer suñu rôle en tant que tamit professionnel des médias. kuréel bi nga xamante ni tamit moom moo di ONAS nekk kuréel tamit bi nga xamante ni bokk na tamit ci boobile ndaje ñoom tamit nee nañu noppi nañu daal ngir fexe partenariat bu dox diggante taskati xibaar yi ak tamit l'assainissement ñoom tamit daan ci def seen kéemtalaay kàttan rek bu ko defee li nga xamante ne moom moo di askan bi rek moo ci mën a gañee ndaje boobu tamit bu fa jógee am li nga xamante ni moo di lu ñu fa xaatim daal loolu dina mën a tax képp ki nga xamante ni yaa ngi ci rédaction du wàllu journalisme tamit dina permettre mën a amal beneen aperçu ak tamit beneen image par rapport ak li nga xamante ni moo di mbirum assainissement ak mbirum inondation fii ci Sénégal. et li ngeen di créé li ñuy organiser panel bi dañu mën permettre ñun ñu wax leen li ONAS di def mun naa doon benn exemple boo xoolee ñun dans tout le Sénégal am nañu ce qu'on appelle des plans directeurs plan directeur moom mooy xayma boo ñëwee ci benn ville wala ci benn région loo fa war a def en termes d'assainissement eaux usées et eaux pluviales kooku am nañ ko et c'est divisé en ñetti zones am na zone nord bi am na zone centre bi et zone sud bi plan yooyu nag mooy tax léegi demain bu bailleur bëggee financer wala bu état bëgg financer dina ne zone bii de études yi ñu ci def daal lii la ñu wax ni bel type d'ouvrage la ñu fa war a def maintenant pour pouvoir régler kii bi loolu aussi je pense que ñu mettre ko à votre niveau c'est important pour nga xam ne état mi ngi liggéey am na lu mu def am na lu mu teg maintenant nag li nga xam ne maintenant moo ci des mooy ce qu'on appelle la gestion intégrée il faut que acteurs yëpp yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñu ànd parce que boo xoolee buy taw ci caniveau yi suuf di nga fa gis saleté di nga fa gis te boo xoolee 90% yi yëpp ay suuf ak saleté la bu UCG defee li mu war def normalement ñu désensabler les voiries yi ñun ONAS li ñu war a def du bari donc bu ñu entretenir suñu ouvrage yi je pense que dinañ mën a préserver population yi maintenant des inondations loolu yëpp je pense que buñ ko tey buñ ci xaymaa buñ ci waxee di nga am information yoo xam ne dina mën permettre ngeen dem et en plus ça aussi je pense que bu ñu am fii rek il faut aussi aspect formation bi boo leen jógee fii ngeen xool avec acteurs yi nga xam ne ñu fi nekk yëpp ñu mën a continuer cet aspect boobu chaque fois que ñu am programme chaque fois que ñu war a def dara ci benn dëkk ñu mën leen informer le réseau pour que xam ne vraiment état bi voilà li état bi bëgg a def et ban impact la nar a am maintenant ci population yi. ndaje bi nga xam ne ubbi na ci Ndakaaru dina am solo loolu sax si li nga xamante moo di différentes rédactions yu nekk fii ci Sénégal ndax dina tax nu jël pàcc bu am solo jagleel ko mbirum assainissement ak tamit mbirum inondation rek bu ko defee tamit askan bi tamit gën a mën a jot xibaar yi ak tamit am ay xibaar yu wër te leer jëm ci li nga xamante ne politique bu nguurug Sénégal di dégager ñeel mbirum assainissement ak tamit li nga xamante moo di mbirum ndox ak tamit mbirum inondation bu ko defee daal jafe-jafe yu ci mën a am bu mën a saafaraw